salaamaaleykum mbokk yi topp xibaar 24 TV ñi ngi am mbégte dellu si waat tey jii seen beneen jotaay di waxtaanee actualité fas yéene si ànd ak acteurs yi tey jii nag xibaar entretien mi ngi dalal Bassirou Gaye responsable nekk si AFP Benno Bokk Yaakaar dañ koy bàyyi mu yokk mbokku internet ñu soog a ñëw si laaj yi bisimilah Bass. jërëjëf Babacar auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñaanal xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi loolu te wér ñaanal suma Serigne Cheikh Ahmadou Rafaay Mbacké Falilou mu yàgg fi loolu te wér ñaanal mboolem auditeur auditrice ak téléspectateurs yi nga xam ni ñoom ñooy suivre xibaar 24 jërëjëf. voilà Bassirou ñu ngi nemmeeku ni beneen vague mi ngi ñëwaat si wàllu coronavirus bi ñu fàttaliku ay weer si ginnaaw bokk nga si njëkkoon jóg bi mbas mi amee fii si Sénégal si biir Touba nga alerté woon yàgg di si xeex def ay action ba ñu nemmeeku woon ni. action yooyu nga defoon ak ñeneen ñi ngi si àndaloon commencé woon a reculer tey jii la moo si nekkaat responsabilité population bi ndax nguur gi nee na kat ñu ngi alerté te am na ni muy yokkee dinañ jël ay décisions yu ñu bëggul woon jël tey noo ko jàngatee. waaw Babacar balaa may tontu ci sa question bi nga may ma profité ci sa plateau bi pour jaale askanu Sénégal bépp jaale monde football bi. ndax ki nga xam ni tey dafa nekkoon gaynde ci biir Sénégal te je pense que le 31 mai 2000 taxoon na Sénégal gépp yëngatu àdduna bi yëngatu ñi nga xam ni xamuñu woon Sénégal jàppe woon Sénégal un petit pays dans le monde tey ji yàlla dogal jëmm jooju nga xam ni tey moo ñu libéré woon suñu bis boobu muy Pape Diouf Diop suñ borom jëlee ko fi ñu ngi ñaan suñ borom xare ko ajjana yi gën a kawe ci ajjana yi njabootam gi nga xam ni ñoom la yàlla dogal mu bàyyi leen fi suñu borom teg ci ñoom loxo te mu gëj fi lool alors Babacar comme ni nga ko waxee jàpp naa ni mars 2019 mars 2020 temps pour moi ngeen baal ma àq ci la fi pandémie bi duggoon alors bi fi pandémie bi di dugg it jàpp naa ni dégg nañ ko lu yàgg mu nekk Chine di fa lëmbe ak seegul woon Sénégal bi yàlla dogalee mu agsi fii it le président de la République que nous félicitons au passage moom ak tous les membres du gouvernement ak la population en commençant par Serigne Mountakha Mbacké Bachir ñëpp engagé wu pour fas yéene fee jële jàngoro ji ngir mu bañ ñoo lor ndax ñëpp jàppoon nañ ni bu fi duggee comme réew mi amaguñu yenn doole yi te ñu gis ni mu doon def ci réewu tubaab yi ñu jàppoon ni bu ñu sàgganee rek danañu faagaagal yàlla dimbali ñu ak ñaanu suñu mag ñu baax ñi fi jaar ak kilifa yi ak engagement bi ak suñu plateau médical bi ba yàlla dogal ñu jàmmaarloog moom ba ñu nekk deuxième voire troisième pays du monde bu gën a maîtriser pandémie Covid-19 nekk premier en Afrique loolu nag suñ ko amee engagement population bi la woon engagement plateau médical bi la mais également aussi engagement kilifa yi diine yi ak suñu autorité étatique yi yàlla dogal dem na ba ñu jàppoon ni ay 2 cas ki 1 cas lañ doon am tey ji déggaat nañ beneen vague ñuy ñaan nag askan wi ñu bañ a lâcher ndax feebar bi jugagu fi moo xam muy dox à compte-gouttes moo xam muy dox en vitesse mais engagement bi ñu war a am rek mooy xam ne lu ñu war a xeex la te mu ngi fi kon nañ leen góorgóorlu jàmmaarloo ak moom ndax bërki démb 80 cas démb 100 tey 80 encore jàpp naa ne bu ko bëggee jàppee nii dana mujj compliqué ñu ñaan ñëpp rek ñu fagaruwaat xeex pour jàngoro ji reculer waat bu baax a baax. ndax fi ñu jógee yi muy ay état d'urgence ay couvre-feu mu paralysé woon na économie Sénégal tey ji gis nga nguur gi mi ngi ci récession ñu gis ni sax am na lu jaaxle loolu ndax coronavirus bi tey bu ñu jëlaatee yenn mesure tey loolu lu muy indi ci askan wi. waaw dama jàpp ni ñun ñëpp kenn ku ci nekk ci ñun war na convoquer ay responsabilités par rapport à certaines situations parce que lii bu la leeree ni tey bu fekkee dafay continuer nii di dox à pas de géant lu ne mën na xewaat te ku nekk gis na couvre-feu bi ak maanaam limitation déplacement yi ni mu freiné woon activité yëpp dem ba nërmeel suñu économie réew dama jàpp ne nii mu tàmbalee dox nii sénégalais yi kenn ku ci nekk dina convoquer ay responsabilités am face à cette situation là pour ñu bañ a eggaat foofu. man loolu laa jàpp. port de masque la ñu wax. mais dafa mel nit ñi dañoo am benn relâchement bu ñu def tey surtout Touba certainement cas yi ëpp na sax li ñuy wax
ndax nit ñi duñ dem ñu leen di consulter tamit pour war mën a xam ndax am nañu feebar bi waaye port de masque boobu noonu tey loo si war a xeetal askan wi. waaw xam nga port de masque moom bu ñu xoolee même bu dutoon jàngoro ji je pense que ni Covid bi war na mën a tax ñun kenn ku ci nekk maanaam namm xelam parce que boo xoolee Babacar nga takk masque bi 3 heures de temps voire 4 heures de temps kese boo ko tekkee xool gannaaw masque bi xool ni muy taqe ak saleté yi ci nekk ak lépp boo ko xoolee xalaat ni boo ko takkuloon lépp mën na dugg ci sa gémmiñ gi mais loolu rek dafa jar di takk masque rawatina loo xamante ni dañ ne la boo ko takkee lii di jàngoro ji mën nga cee mucc mën ngaa bokk ci mbokk ñi suñu borom dimbali ba nga mucc ci mais takk ko wàññiwul dara te surtout que ñu wax ni la su fekkee da nga nekk ci mbooloo wala nga jàkkaarlu nit di takk mais bu dee da lay gêner boo dee dox wala nga nekk yow kese ci sa oto mais mën nga ko tekki teg mais nit ñi seen mémoire yi dafa fertile te man dama jàpp ni rek koo xam ne boo feebaree médecin bi ngay yaakaar soo amee problème yoon ngay yaakaar tey médecin boobu ak yoon ñoom mujj wëlbatiku di la forcer pour nga def loolu damaa jàpp ni war nañ mën a weesu nag loolu te nit ñi aussi suba la lundi je pense très bien que ni à partir de demain danañ gën a conscient par rapport à cette situation là. voilà zone bu mel ni Touba mu doon une zone très démographique mbooloo mi macha allah mais également cérémonie yi faral di am dafa mel na ni en fait bu fekkee ni dañu wax ni nit ñi doon porter seen masque si biir cérémonie yooyu noonu dina xaw a metti si ñoom waxuma nag ni danoo war a bañ a takk masque waaye tey systématiquement nu ñuy def ba mën a maanaam dund ak virus bi comme ni ko président Macky Sall waxee te doo lor kenn. waaw mais loolu mooy li ma la wax Babacar nit ki boo convoqué say responsabilités di nga xam yan matuwaay ngay jël dafa yomb jëndal sa gel defal sa poche takkal sa masque mais lu ko gën a yomb booy dugg sa kër wala dara raxasul ba set wicc te ñun ndaw ñi nag ci ñun la gën a compliqué parce que mag ñi ñoo ci gën a fragile mag ñi demuñu dikkuñu ñu ngi toog seen biir kër ñun ñooy génn wuti indiwaat ci kër gi sooy génn jëlal say matuwaay mais booy duggaatit protégel sa bopp mais jàppale sa maam ji ne ci kër gi jàppaleel sa papa ji ne ci kër gi jàppaleel sa yaay ji ne ci kër gi raxasul jëlal say matuwaay yëpp avant ngay dem ci ñoom je pense que ni loolu war na mën a. Bassirou di fàttali sax coronavirus bi li mu rey si àdduna dafa doy waar xoolal ma Europe xoolal ma Amérique la fa décimé wu si population donte Afrique sax ñu naan xëy na barewul mais million doomu aadama fu mu deewee loolu mën nañu wax ni jar naa tiit tey jii. africains yi est-ce que tax na ñu war a relâché wu rawatina sénégalais yi ndax waaw ay nit ñu lanu ñi naan li soj la ñi naan waaw li dafi ja mais li nga wax léegi yaa ngi lor ay mag parce que mag ñi attanuñu loolu. waaw mais xam nga conscient nañ ci. parce que boo gisee li tax mu demoon ba ay jamono gone yëpp jël gaal gi di dem parce que dañ leen waxoon ni Europe nit ñëpp faatu nañ ñu jàpp ne bu ñu yeggee rek am liggéey tey jii loolu la ñu doon def noonu ngir dem wuti ko foofu jàngoro ja leen lor jàngoro ja jugee gu fa ba léegi. mu nga fa. mais ñu dolli ci te encore jëlaat beneen jàngoro ba mu tax Serigne Mountakha Mbacké Bachir mbaax mi jóge Touba wala boog yabal délégation ñu dem ba région de Louga di fa jaale ji muy colom Fall ñaata nit ñoo fa faatu te géej gi moo leen lor loolu it ñuy profité ci occasion bi di sensibiliser waat jeunes yi nañu xam ni wërsëg keroog bi ngay judd bis bi ngay judd li ngay dund ci at ak lii sa wërsëg lépp suñ borom da ko mooñaale ci yow mais également aussi mooñaale na ci yow waxtu wa ngay faatu ak fa ngay faatoo mais buñ ko anticiper nañu xam ni wërsëg suñ borom moo koy joxe. mais Bassirou si cadre virus boobu dafa am ñu wax ni complot la ak théorie yaa ngi dégg si réseaux sociaux yi ku nekk di wax sa xalaat ba si vaccin yi ñu wax sax am na ñu wax ni waaw ñun parewuñu pour ñu vacciner suñuy doom ndax waaw mbir mi complot la ak yu ni mel lu tax feebar yi fi gënoon garaaw ay sida ak yooyu indiwuñu vaccin yi lii ñu indi vaccin tey ban giseen nga am si ñi nga xamante ni doon ay sénégalais sceptique am benn doute par rapport ak li nga xamante ni mooy mbas mi. xam nga mooy li ma la wax Sénégal dafa bari ñoo xam ne seen mémoire yi dafa fertile ñoom dañuy xalaat ba xalaat loo xam ne sax xëy na ci secret suñ borom la bokk yow boo feebaree boo sojee kepp fan ngay xalaat a dem ci médecin bi wala ci docteur en pharmacie bi moom moo lay prescrire ordonnance nga jënd ko pour faju moom nga yaakaar kooku nga yaakaar damaa jàpp ni tolluwul ci ay lobby ndax au moins il a prêté serment avant que muy tàmbali liggéeyam dafa prêté serment waat ni du ci jalgati kooku jàpp naa ni moom xam na li nga xam ne moo koy xaar ci métier mi mu nekk suñ nee tey ji jàngoro ji am na virus la boo xam ne gisuñu ko c'est vrai certes gisuñu virus bi mais luy dox la di dund am bakken comme ñun
su waree dugg la bu la waree faagaagal mais Babacar man dama jàpp ni li ñu war a def rek mooy jël matuwaay yi dana matte ak du matte man du ma ko jox suma loxo. naa takk suma masque jël sumay matuwaay te xam ni jàngoro juy lore la moo xam muy téeméer muy 10 muy 5 de toutes les façons jàngoro la mu ngi fi te day faagaagal nañ leen àndandoo ñun ñëpp jël suñuy matuwaay pour mën a sauvegarder suñu réew mi. xëy na sa dernière question si wàllu woowu ñu gis ni effet yi muy indi rek si wàllu koom paralyser économie paralyser jàng meeg jàngale mi xale yi fi ñu toll nii sax dañuy mottali ba pare soo koy commencé seen année 2020 bi mu mel ni mbir mi métti woon na loolu est-ce que loolu noonu tey nit ñi war ñu si gën a conscient xam ni bu ñu àggee fenn fi la amoon lu ko métti lu ko gën a métti mooy amaat. xam nga ñun dañoo wërta ingrat dañoo wërta nekk ay nit ñu ingrat parce que bu fekkee da nga jàng am sa niveau moo xam nga jàngi sa métier am sa xam-xam di liggéey xale yi di suñuy doom di suñuy rakk di suñuy jarbaat daaw ñu perte une année ren ñu koy mottali pour delluwaat mais bu ñu sàgganee ba affaire bi jëlaat fi benn ampleur mais dañuy tëjaat école yi. chauffeurs yi dewoon dëkk mais chauffeurs yi mujj yor ay paan ak i bool di yalwaan. ñi nga xam ne dañu voyagé woon mu fekk leen ci yeneen dëkk yor ay bool di dëkk ci kër yi di yalwaan lu ñu añee ka nga yalwaan loo añee bu génn jaay yi mën a am bénéfice ba mën a togg mën laa sarax mais du ko mën te marché yi demoon ba gis nga économie réew mi ni mu nekkee woon à terre xëy na peut-être le gouvernement du Sénégal en commençant par le président de la République passant par le président Moustapha Niasse de l'Assemblée nationale mais ñoom ñëpp dañu volontaire woon jàppale réew mi ba réew mi au moins àggul fenn fi loolu nag suñ ko bañaatee nañu leen góorgóorlu serrer la ceinture affaire bi metti na mettiwul mu ngi dund xamuñu ci ku mu ne xamuñu ci ku mu newul li lay war a sóoli nañu def li ñu autorités yi sant. Bassirou Gueye mooy invité bi mu ngi jàkkaarloo nii mi ngi AFP di liggéey bu am solo si wàllu politique si département bi boo gisee lu tax ñu taxaw si wàllu corona bi dafa nag nekkoon acteur bu am solo ndaxte bi muy soogee am fii si département bi bokk na si njëkk def ay activités def ay sorties yoo xamante ni c'est très historique moo tax ñu yàgg foofu noonu pour waxtaan ak moom si wàllu wu ni mel di sensibiliser waat rek askan wi ñu mën a bàyyi xel parce que jàngoro bi ba léegi moo ngi fii bas dañuy ñëw si beneen fan politique. Assemblée nationale président ba moom mooy Moustapha Niasse mooy sa mentor gis nañu ni temps yi am na benn altercation bu mu am si digganteem ak Mamadou Lamine Diallo bu tekki ñu nag ñoo ngi koy maanaam xaw a xëy na mere si lim ko wax ñu ne sax insulte la est-ce que tey jii moom warul am beneen posture bu gën a responsable puisque moom mooy njiit. waaw jërëjëf Babacar foofu aussi bala ñuy commencer dañuy masaw bu baax le président Moustapha Niasse mais di ko féliciter waat di ko encourager ndax depuis 2012 ba président Macky Sall ne gagnons ensemble gouvernons ensemble te moom mu nekk deuxième fois voire troisième fois faiseur de roi ndax bu ñu fàtte ni en 2000 moom moo jiite woon en 2000 oui moom moo jiite woon ñi àndoon ak président Ablaye Wade pour ñu jële fi Abdou Diouf bu ñu ko fàtte mais bi ñu ñëwee ba 2012 également aussi mu àndaat ak moom en passant par les assises nationales ak le président Amadou Mahtar Mbow mu taxaw engagé wu pour le Sénégal ku mel noonu dama jàpp ni su demee ba tollu fii dañ ko war di wormaal comme li nit ñi doon wax démb ci Pape Bouba Diop kilifa bu dee dund def ay jaloore cim réew nan ko sargaal njabootam gis ko mu fekke ko Moustapha Niasse foofu la toll ndax liggéeyal na Sénégal nag ba la muy toog assemblée nationale yëpp mais booba yenn heures yi sax xëy na ñun ñu ngay tëdd di nelaw mais muy liggéeyal réew mi kon ku mel noonu saa bu taxawee rek dañ ko war a wormaal mais nag gis nga Babacar xale pour mu màgg am yar mën a ràññatle dañ koy def ci moom dès le bas âge te Mamadou Lamine Diallo c'est vrai kilifa la man duma ko fekk ci fi mu ñuy woo mais nag am na député bu ko tontu le député de Nioro Kébé alors li mu ko wax ñun dey mën nañoo defante comme ñëpp mais dañ ñoo yar waaye nag ku toog ñuy wax sa waajur lu bon soo tontuwulee rek am na lu tax mais li ko Moustapha Niasse wax dafa daw yaram moom ci bu dee nita te après dafa daw daa génn assemblée nationale daw ndax bi ko Moustapha Niasse ne du ma la wax dara ndax maag sa bàyyi la woon loolu rek ab yar la te Mamadou Lamine Diallo nañ ñu wax
Babacar wala ngeen def reportage gan ligne ab ligne gu baax xam nga ligne sax boo ko takkee boo fóotee mën nga cee weer say yére mais gan ligne gu baax la mus a takk ci Sénégal gu nit ñi mën a jariñu ak ligne képp ak ligne goo xam ni bu nit weeree sax fóotee weer ci ay yéreem. mais nag moom dafa mel na ni Sénégal danoo maanaam jëriñoowul xam-xamam parce que nag yàlla may na ko mu xam loolu si wàllu mine mais dañuy dem jëli ñeneen mais Afrique xam na nu mooy kan institution yi mag yi xam na nu mooy kan. mais na seetaat boppam moom na seetaat boppam nit bu fekkee da nga dëkk ak ay nit te bis bu set ñu tàllal loxo ñaata yoon la fi président Macky Sall woote kaay leen ñu ànd defar Sénégal toujours moom mu taxaw ne jël distance il n'a c'est un monsieur qui n'a que l'insulte à la bouche saa bu waxee rek wax bu ñagas lay wax gémmiñam googu ni mu tuutee bu ci génn lu mu ciy génne rek da ngay dar sa gémmiñ nit nag su bëggee ñu wekk ko na wekk boppam ndax moom dafa am ay doom am soxna te war naa jomb nag ak njabootam toog ci télé di seetaan ñu koy wax yenn yi. mais Bassirou Moustapha Niasse président Moustapha Niasse depuis Senghor mu jaar ci régime yëpp ak xam-xam bi ko yàlla may dëgg la expérience bi waaye nag tey war na mën a dépasser defante li ñuy xaar ci moom mu xalal génération yi est-ce que jotul également mu joxe leen ngay. waaw mais Babacar attends man mënuma comprendre tey jii président Moustapha Niasse su bàyyi woon rek ñu ni war na président Macky Sall ndax nit ñi dañuy xalaate nu ne su bàyyi woon ñu ni war na président Macky Sall mais su bàyyi woon tey jii imaginez Babacar une assemblée nationale sans Moustapha Niasse yow ba nga dalee xool assemblée ba nekk ku mu fa joteel rek du jote sax moom ku joteeg moom ndax moom talut a defante ku joteeg moom da ngaa bëgg a jalgati règlement intérieur u assemblée nationale. assemblée nationale nag day dox ci ay textes mais boo ñëwee bëgg a imposer yow sa yoonu bopp mais attention daf naan la non règlement intérieur assemblée nationale lii la wax boo gisee saa bu nit yëkkatee loxo ñaan parole ci lu jëm ci liggéey bi mais day taxaw jox la parole. mais Bassirou est-ce que président Moustapha Niasse sacrifié wul sax en partie le Sénégal parce que suñu taxawaayam si référendum bi loi bu ñëw day jàll comme lettre à la poste c'est le béni oui comme on dit léegi dañu wax ni exécutif bi lépp lu mu bëgg def comme sale besogne nga baal ma entre guillemets moom lañ koy jaarale foofu ci assemblée ndax dañuy gis ni day wane benn maanaam comportement bu am xadar wane ni gars yi en fait duma leen may ngeen wax bâcler affaire yi dëgg la loi moo fa nekk waaye parfois tamit dañuy gis jàggate de sëñ Bassirou. Babacar Moustapha Niasse Sénégal la ko ñor moom ak ñi mu àndal ñëpp ak tous les responsables politiques tous les militants du parti Sénégal képp ñu ñor mais bu fekkente ni dafa am loi yoo xam ne dafa ñëw war a jàll à l'Assemblée nationale mu nekk loi yu amal Sénégal njariñ mais moom est-ce que day taxaw sàggan ba loi yooyu du jàll mais su boobaa il serait comptable te loolu kenn du ko nangu. parce que doon na ko ba pare non Moustapha Niasse dama ni tey jii maanaam ci comptable dafa bokk ci gestion wu réew mi tey bu ñu doon comptabiliser mi di leen noter moom ak le président Macky Sall ak ñi ñu àndal yëpp ci la grande coalition élargie ñoo cay bokk benn note bi ñoo koy séddoo ñoom kon ñun kañ mënuñu def lu dul féliciter ko massawu ko mais encourager ko. vu son âge xaw ma nag santé parce que xaw ma bulletin am xam lu ko médecin bindal waaye gisoo ni war na mën a tamit décrocher parce que Senghor dafa ni à l'âge de 72 ans bi ma demee ba xam ni samay faculté intellectuelle maytu moom mën a yor réew damaa génn abale. moom Senghor dafa wax ni samay faculté intellectuelle mayatuma ma yor réew mi mais moom est-ce que Moustapha Niasse moom dafa la wax ni ay faculté intellectuelle mayatu ko mu yor réew kenn ku ci nekk yaay xool maanaam sa toogaay ñaata yoon ngay toog assemblée nationale gis ko mu toog ci fauteuil bi ñaata yoon ngay xool gis ay député yuy génn di jaabante di ma ko ñëw di soulagé wu mu toog fi mu toog te pourtant moo leen mag kon nga xam ni yàlla dafa bind te yemalewut ñaata yoon nga daan toog ak président Ablaye Wade ci ab salle mën na toog 6 heures de temps du raf ñaata yoon ngay gis nit ñi génn dem ak a ñëw kon nañu bàyyi yooyu gis nga mag dafa mat a bàccim réew te Sénégal gi fii mu toll on a besoin de leur savoir. Très bien mais bu ñu ñëwee si beneen fànn est-ce que jàppoo ni avec l'entrée de Idrissa Seck les négociations par-ci par-là si diggante président Macky Sall ak ñenn élites yi ak borom tamit xam-xam yeeg yenn politiciens yi loolu du wàññi yéen seen taxawaay si biir coalition Benno Bokk Yaakaar ak lan mooy seen ëllëg si biir coalition bi yéen waa AFP. non xam nga man li ma mënul comprendre mooy diw bu ñëwee est-ce que du wàññi seen taxawaay mais da ngeen ni diw bu ñëwee est-ce que du wàññi mais diw mën na laa fekk ci sa biirub néeg ëpp la fa sañ-sañ wala dara mais sañ-sañ bi ñu bokk ñun ñëpp du xëccoo du dara defar Sénégal képp moo ñu ñor
Idrissa Seck dafa ñëw wuy si à l'appel du président ñu war a ànd joxante loxo ànd ak Aminata Mbengue Ndiaye bu parti socialiste ak ñeneen kon xëccoo man gisaguma ko fi te it gisuma lu muy wàññee suñu daya ndax ñun yàlla dogal na ba ñu nekkee ci biir ànd beeg léegi luñ ñu mus a jox ci ay cër lañ ca war a def nañ ko ba am ci satisfaction ndax toog nañ fii bi AFP di investir suñu candidat muy le candidat Macky Sall au méridien président à l'hôtel Ngor Diarama autant pour moi mais le président Macky Sall moo wax publiquement devant les caméras que ni le président Moustapha Niasse ministre bi ngeen ma jox muy le ministre Alioune Sarr man dama bëgg ci moom dama am satisfaction ci moom parce que liggéeykat la lu ma ko jox dana ko def na ma ko bëggee ba mu amal njariñ sénégalais yi mais ab yaram ab teeyam akuk dalam tax na man ma bëgg ci moom ñëpp di dégg te moo gënoon mu toog ak président wax ba jeexal te tudd ko kon day mel ni lañ ko sant defu ko mais moom président Macky Sall moo ko waxal boppam président Moustapha Niasse it assemblée nationale bi ñu ko dénk ku ne gis na lam cay daj kon le président Macky Sall moo la gën a xam kii et kii. voilà AFP fu ñu mën a xam dëgërluwaayam foog mu def ñenn ñi ñuy def demal seen bopp parfois da koy laaj est-ce que làqatu bi ci ginnaaw bennoo bi du dem ba yàq seen parti parce que gisoon noonu ni sax ni kii ni gënoon ràññee Malick Gakou génn na mi ngi sax def ay effort ba tey jii mi ngi négocier moom personnellement ñu gis un leader comme Sonko def des efforts ay avancées yu am solo moom parti bi mu bëgg ko maanaam tayle waa Benno jox ko waa APR est-ce que loolu noonu yow mii sax di militant yow baax na si yow te nga am avenir politique. non xam nga l'AFP est un parti légalement structuré bokk ci parti yi gën a mag ci réew mi on avait notre programme en 2019 bien avant 2019 en 2014 le président Moustapha Niasse wax ni 2019 on suñu candidat Macky Sall lay doon en 2014 loolu moo indi woon bruit bi amoon ba ñoom gàkku dem mais amul problème parce que li tax mooy gis na programme am xam na engagement bi président Macky Sall am pour le Sénégal gis na ni mën nañ ànd liggéey mais lu muy xëccoo te mënoo ànd ak nit 2012 ba 2019 nga ne ko dama la fiy wàcc suñ demoon campagne lan la ñuy wax sénégalais yi muy benn alors bi ci toppit mooy tayle amu fi ñun bu fekkoon dañoo débarqué maanaam écarté wu dem ànd dem ak suñu bopp di wax mais sénégalais yi duñ ñu gëm duñ ñu sax déglu parce que li tax mooy ñii amuñu lu ñu wax waxante woon nañ ak kii seen waxi gor mais la ko président Macky Sall waxoon mu nekk ci ak moom gagnons ensemble gouvernons ensemble ca la ñu nekk ba bu ëllëgee ñu mën a présenter sénégalais yi un Sénégal fini mu nekk un produit fini costé ci bon port loolu mooy suñu itti ñun ci biir Sénégal le reste nag après. élection locale la ñu jëm nag date bi sax ñu naan fin 2021 pour ngeen mën a xam seen bopp xam seen représentativité ci réew mi est-ce que du ngeen demal seen bopp. non dañu am ngeen droit non attends dañu nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar. fépp foo xam ne mën nañ fa waxtaan ba déggoo ba gagné ñun nous sommes partants parce que loolu la ñu sant au niveau central seet leen nu ñu àndee nañ ñaan yàlla ànd bi déggoo am na foo xam ni xalaat nañu AFP mën na gagné nañ bàyyi AFP mu jiitu. am foo xam ne xalaat nañu APR mën na gagné wala parti socialiste wala LDR Yeesal ba FNP nañ leen bàyyi ñu doxal. Bassirou au niveau local du département de Mbacké rawatina Touba ñu gis ni coalition bi mi ngi commencé di wane benn union ndax temps yi signé ngeen benn mémorandum ou bien sax benn xëy na këyit xam lu ko mën tuddee déclaration pour wane ni yéen ànd ngeen ci président Macky Sall choix bi mu def ci wàllub tànnub ministre yi yow en tant que militant wala responsable de l'AFP au niveau local yaa leen fa représenté woon mais également allié yaa leen signal acte bu ni mel est-ce que d'abord principe bi baax na est-ce que am na démocratie est-ce que c'est réfléchi est-ce que nekkul lu leen imposer rek ngeen def ko ni par la forme mais ñu bari doon wax ni amul benn sens du moment que amoon na ñuy doon mer di kaas naan waaw dañoo war a jox département bi kenn jóg xëy na seen coordinateur muy Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly safla Serigne Cheikh Abdou Bali ministre conseiller woo ñëpp téléphone si ay stratégie de communication ak de négociation parce que moom dafa jàng stratégie fexe ba signé loo ñëpp ñu signé ñu nit dafa embarqué la coalition si benn gaal tey la leen président Macky Sall ñu noppi boobu léegi ils sont dans le mutisme est-ce que loolu moo am réellement. non loolu amul donc damay profiter aussi ci
plateau bi pour féliciter ko moom Cheikh Abdou Bali féliciter ko encourager ko ndax gis nañu engagement bi nga xam ni am na ko pour le département de Mbacké mais également aussi pour le Sénégal parce que c'est un ministre conseiller toujours il fait son travail moom ak ñeneen ñi ñu àndal ñëpp dans la coalition kenn ku ci nekk ca wet ga nga nekk yaa ngi fay def la nga war a def xam nga nit mënuloo ko wóolu ba pare su décidé nga jël contre-pied loolu mënul nekk le président Macky Sall a décidé 16 millions de Sénégalais 16 millions 500 de Sénégalais ñoo fi nekk ñu tànn ko ni ko jiital mu jiitu di doxal mais su yàlla dogalee mu dem ba war a def ay choix am nit ñii kat jàpp naa ne bu ma leen dénkee ñu liggéey dénk nañ leen amoon na ñeneen ñoo xam ni c'est des mal intentionnés tapis dans l'ombre bëggoon a yàq suñu département bi taxaw di tëb di agité wu naan carrément département bi dafa war a ministre dafa war a ministre mais am ministre mooy lañ mais nañu fexe ba li Sénégal yëpp di am Touba bénéficié wu ci ca loola muy ci ay infrastructure ci wàllu njàng mi ci wàllu santé ci wàllu yoon ci wàllu commerce bi lépp ñu mën ci bénéficié wu mën nga nekk ministre te doo satisfaire sa département mais kon bu yàlla dogalee loolu am nit ñi di wax moom mu xalaat ni war nañ mën a daje waxtaan te bien avant la signature bien avant les coups de fil mais dañ doon waxtaan xool nan la ñuy mën a def ba bu yàlla dogalee choix yi amit ñu mën a stabiliser wu mais yàlla dogal na am na ñu ko doon waxtaan nañu signé nañu jox ku signé rek yow yaa joxe accord ci ni li ñu def baax na mais ña doon kaas bari na ci ñoo xam ne la taxoon ñuy kaas mooy man lu tax woowuñu ma signé. mais si biir ñi signé am na si ñoo xamante ni ànduñu woon si. président li mu doxal non mais attends man non kon dafa am ñoo xam ne c'est des hypocrites gis nga nit da ngay bokk baa nga bañ a bokk da ngay nekk pouvoir wala nga nekk opposition mais mënoo ne ci biir gaal gi dem nga ne ci gaal gi laa bokk ba pare yor sa benn ciseau wala sa benn tournevis di bëtt gaal gi ndox gi dugg mais bu gaal gi diigee ñun ñëpp a koy bokk te peut-être sax nit ñi mën nañu mucc yow doo mucc kon nañu am intention yu rafet la politique c'est du lu métti c'est l'art de gérer la cité nañ ko gérer ci jikko yu baax nañ ko gérer ci ak dal nañ ko gérer ci tey gis nga bu ñu waree am ministre wala directeur wala lu mën a doon suy agsi kenn du ko yëg. toujours dans ce cadre muy gestion wu la coalition Benno Bokk Yaakaar Bassirou élection bu ñëwee jàpp ngeen ni dina yomb bi mooy pas ngeen dem sax ak ñi ngeen jàmmarloo mais yéen seen biir parce que da ngeen bare ku si nekk di réclamer wu responsable si bépp fànn loolu rek pour ñu organiser que pour ngeen dem élection je pense que dina nekk une difficulté bu ngeen waree dem yéen local si ban fànn ngeen di demee benn Touba moom bokk si parce que ni ñuy faloo ñëpp xam nañ ko toujours c'est le parti au pouvoir moom mooy nekk si biir commune bi comme majorité maintenant le département et les autres communes Mbacké ak communes rurales yi su boobaa yan choix ngeen di def liste bi nan nga jàpp ni moom la war a tëddee ak kan moo war a diriger cette liste parce que nag dañu wax ni gouverner c'est prévoir. bon man damay profiter aussi di nuyu sama mbokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal Benno Bokk Yaakaar muy alliés yi muy waa Parti socialiste muy waa FNP URD LDR Yeesal waa Manko parti yëpp maa ngi leen di nuyu alors di leen encourager bu baax tey wax ni nañu continuer ci dynamique bi ñu nekk rek jàpp naan nag bu ñu àggee ci élection yi bu kenn jàpp ni ñun ànduñu on est unis leneen la nga xam ni nag mooy lay tax problème am loolu bis bu yàlla dogalee ñu àgg ca muy comme ni nga ko waxee problème mu tête de liste là on verra. ak choix des personnes. jàpp naa ni buñ ca àggee daal waxtaan woom naa mën a yomb ndax xamante nañ ci suñu biir xam nañ kii et kii. mais vous avez fait quand même le PDS am nga expérience nan ngeen doon dérouler les choses parce que instant yi nii dafa doy wax de Bassirou. bon loolu daal Babacar li ma la ci wax mooy ñun am nañ suñu galgal bi nag duñ ko teel a sànni li wér te wóor mooy département de Mbacké incha allahu rabbi moo xam ku bokk AFP jiite ko moo xam ku bokk APR jiite ko moo xam ku bokk LDR Yeesal wala Parti socialiste mais dana dugg ci loxol Benno Bokk Yaakaar. voilà léegi si wàllu politique ba tey incha allah it laay wax. très bien si wàllu politique ba tey yéen bala ngeen di yëngu rek événement am yéen vous nagez dans l'événementiel fi ñu toll nii seen parti ni muy doxee neex na leen ak seen coalition. au niveau départemental la yow de xanaa waxooñu ñun alliés yi rawatina nag AFP ñun waxooñu ndax toujours xëy yaa ngi ñuy dégg sur le terrain toujours it yaa ngi ñuy gis parce que loolu moo ñu war bu ñu liggéeyee jee suñu liggéey ci côté administration ba pare mais bu ñu wàccaatee ci base bi dañuy ànd ak ñoom seeti leen waxtaan ak ñoom lan mooy politique mooy jege askan bi
di xam seeni soxla di ko saafara. yaa ngi dem ngénte yaa ngi dem céet yaa ngi dem dëj yaa ngi gis ni lii manqué na naa ko war naa ko fi indi ma indi ko fi lii amul war naa ko fee def ma def ko fi mais c'est ça ñi ngay waxal kañ mooy xanaa ñi nga xam ni saa bu politique bi jeexee départ nañ dem Dakar entre quatre murs bureau climatisé téléphone fermé peut-être ñooñu la mais ñun ñi nga xam ne nous sommes des acteurs nekk sur le terrain xam nañu naka la ñuy liggéey te jàpp naa ne buñ ca delloo da nga xam ni changement am na te yow yaa ma ko gën a xam. ndax xam nga ni ñuy fonctionner. mbokk yi ñu ngi ànd ak Bassirou Gaye mi ngeen jàkkaarloog di responsable AFP si département bu Mbacké si coalition Benno Bokk Yaakaar la bokk Bassirou nag foog ñu wax si li fi amoon mooy incendie bi amoon si marché Ocass ravagé ay centres commerciaux ay cantines ay tabliers 1,5 milliard de pertes doy waar loolu macha allah. phénomène boobu si biir Touba responsabilité bi ñuy wax na noonu c'est l'État c'est la mairie c'est les commerçants ak lu mu si mën a doon en tout cas daal am na ay jàngat yu si am Bougane Dany Gueye bi mu ñëwee nee na pour éviter ça il faut qu'on crée des banques yoo xamante ni day nekk banque autonome pour la communauté mouride su ko defee sax dina leen mën a jàppalewaat ñu mën a jóg sëriñ bu li mu teg mooy que ni il faut que ñu am ay industries pour décongestionner marché Ocass ambulant dootuñu bareeti su ko defee dina am emploi ñàkk emploi moo tax xëy na mu demee noonu ba tablier yi baare yoon yi ba lakk am pompier yéex a ñëw ba lu bara dem Pape Diop nii nañ ko jox benn kuréel goo xam te ni privé la mu gérer marché bi su ko defee saa buy amee yii sax du fa am mu nit ndax bu fekkoon ni privé moo ko gérer yu du am xalaat yi di génn ku nekk di wax sa xalaat loolu mi ngi soogay am bi lakk bi amee d'abord lakk bi lu ko waral ndax li nu wax ni lool yow ànd nga si mooy ku circuit bu am ak tamit tablier yi nekk si yoon wi ñaar également proposition yi est-ce que ànd nga ci. jërëjëf Babacar maa ngi ci profité pour massaw bu baax Serigne Mountakha Mbacké Bachir ndax njaboot ga fa yàqule yépp ak njabootam lañ ndax tey moom la yàlla dogal muy Serigne Touba. mais di massawu aussi le président de la République Macky Sall ndax ña fa nekk ñëpp daan xëy di daan seen doole dañ doon contribuer ci économie réew mi. kon donc moom bu ñu massawoo sëñ Mountakha Bachir ba pare moom le président Macky Sall danañ ko ci massaw. doguma la sax Aziz Ndiaye promoteur dafa am solo bi mu ñëwee nee na ñun commerçant yi nekk Dakar ina quoi 60% suñu ay revenu ñu ngi jóge Touba. kon donc nga xam ni kon li ma wax fi ma ko teg dafa leer ba massawu ko. alors di wax ni marché Ocass xam nga Touba Babacar c'est la deuxième grande ville du Sénégal la deuxième grande ville du Sénégal mais tey li muy générer en moyen dafa jéggi dayoo ndax bu ñu ko linké rek entre Touba Dakar bu nañ ko linké entre Touba Dakar Diamniadio Chine Japon États-Unis ndax fu ne la gars yi di jóge di dem ci réew mi gis nga lakk gii am marché Ocass dafa impacté sax ña nga xam ne ñoo nekk bitim réew nekkoon ay grandes entreprises parce que ñoom bu ñu musaan a jëli ba ñëw dañu koy stocké redistribuer waat ko mu nekkat sur le marché day dem mooy chaîne de valeur bi koy yóbbu ba ci tablier bi ba ci marchand ambulant bi moo koy yóbbu it ba ci consommateur bi que ce soit muy wàllu habillement bi muy wàllu li ñuy lekk ak lu mu mënti doon ba ci wàllu électronique bi alors loolu su amee li may njëkk a wax mooy suñu mbokku commerçant yi la ñuy ñaax gis nga magasin buy def plus de 10 millions da nga koy wutal assurance bu ëllëgee lu la mën a dal kenn ñaanu ko yàlla assurance bi mën a jël ay responsabilités alors mais aussi ñu organiser wu ndax da ngay dem marché Ocass ñu ci bëri ils se disent des marchands ambulants suñuy rakk lañ suñuy jarbaat lañ mais c'est des tabliers un marchand ambulant mooy ki nga xam ne bu jëlee marchandise am da koy wékkoo di dox mais yow da ngay ñëw teg sa table ci buntu magasin maire bi di seetaan comité de gestion bi nekk marché Ocass en commençant par le délégué Sini Dieng ñoom ñëpp kenn du wax moom loolu mooy indi problème bi ñoom it du question dañuy bañ a wax pour dara mais bëgguñu lor kenn bëgguñu teg kenn fitna mais yow mi nga xam ni yow yaay ñëw di daan si sa doole yaay xool fi ngay teg sa table fan la xoolal tali bi jugee buntu kër arrêt sëñ Mahmadan bi ba nga yegg ca fond ba ci pharmacie Moussa Mbaye bi mais kenn mënul pratiquer tali boobu parce que lan la dañ ko fatt
yàlla na yéex mara deytaal yàlla mais bu fa leneen amul lu dul lakk gi wala mu doon bëccëg mais dina gën a compliqué rawatina sapeur pompier ñëw mënul fexe ba am accès ci biir marché bi kon dama jàpp ni rek war nañu mën a defaat comme ni ñu fi defee woon ay jamono les assises de l'éducation nationale mais les assises uniquement pour le marché Ocass de Touba entre la mairie kër sëriñ bi le préfet le sous-préfet ak maanaam les commerçants ñu toog waxtaanewaat marché bi ndax lii dafa mais attention marché bi dafa yéeme de te war nañ ci jël daal ay matuwaay man nag yàgg naa alerté ba ma ci dalee wax dafa yàgg marché bi nañ ko xoolaat nañ ko organiser waat kenn ku ci nekk foo mën a ne te mu leer leen fii légalement nga fa ne ñu teg la fa légalement soo fa mënta nekk mais y a d'autres marchés secondaires mais pour quelle raison mënuñu àggale marché secondaire yooyu mais nañu xool lan moo waral lool le président Macky Sall juste après le conseil des ministres bi nga xam ni moo topp ci lakk bi mais wax na nañu ko defal la situation des marchés ici à Touba y a qu'un seul grand marché le marché Ocass de Touba mais da ngay utiliser l'autoroute Ila Touba moins de 2 heures de temps tu es à Dakar moins de 2 heures de temps tu es à Touba arrivé à Touba pour faire tes achats au marché Ocass de Touba tu perds plus de 10 heures de temps mais kon lan la autoroute Ila Touba bi te pourtant autoroute Ila Touba bi daf doon linker les deux grandes villes Touba et Dakar pour que mu mën a am benn rapidité efficacité boo xam ni tey ji nit ñi dinañ mën di jariñoo loolu mënul ne parce que lan la boo fi accès moom tu perds énormément de temps kon war nañu mën a recenser waat les marchés demal à Dakar y a marché Sandaga y a le marché Kermel y a le marché Tilène mais au moins ñu décongestionner ñi nga xam ne ñoo ne ci marché bi y a le marché Garba le marché de Ngiraneen marché Ngiraneen moom ñun dañ cee wax bay bëgg a dee te pourtant marché boobu rek bu ñu ko àggali woon lim mën a absorber ci marché Ocass kenn xamut nu mu toll te day marché boo xam ne day jàpp naa ni ki nga xam ni moom moo joxe woon ndigal pour ñu def ko bu ñu defoon marché boobu léegi buntu feeñ ci dëkk ndax Serigne Saliou Mbacké moo joxe woon ndigal en 2007 te jàpp naa ni le président Macky Sall mu ngi bàyyi déglu ñi nga xam ne joxoon na leen mission pour ñu defal ko la situation des marchés mais président Macky daal ñun dañ koy ñaan mais ñoom commerçant yi bi leen laajee dañu wax ni marché bu nu amul place bu nu amul dogal moomuñu ko bu nu fa demee dañuy tooñ ñoom fii lañu xam. waaw mais attends ñoom bi ñuy dem marché Ocass di jënd seen i bagage waxuma nag ñu yor seen i magasin di ko teg foofu di def tablier mais est-ce que ñoom dañoo dem ca borom ña fa ne déedéet mais da ngay dem ki yor marché bi le promoteur il est là mais nañ ko convoqué toog waxtaan ak moom président Macky Sall xam lan mooy les tenants. est-ce que bii gënul social wala marché Ocass. comment mais c'est un peu privé. te bii xëy na moo au fait social non mais même bu fekkee dafa privé te état bi bëgg a dimbali askanam mais état bi na woo promoteur bi rek waxtaan ak moom laaj ko nan la ko bëggee ñu waxtaan parce que état bu soxlaa gis nga fee bu ñu ko tabaxoon ba mu nekk ay château te état soxla ko bu ñëwee da koy jël parce que c'est l'état mais bu ñu ko bàyyee ne mu nekk zone boo nga xamante ni wuyu yi saay-saay si defkatu ñaawteef yi jaaykatu dorog bi ñëpp fa la ñuy daje guddi gi. et récemment gis na liggéey bi si kii def ci xamar Touba Vision wala Touba Info. Oui. Touba Info doon liggéey bu am solo dem jox kàddu ay tout tànk ay sax mineur ñoo xamante ni dañoo déserté seen kër doon xale yu bokk fu baax xale yu dëkk bi jàng fi alxuraan màgg fi foofu lañ def refuge amaana marché boobu amul woon tey na phénomène boobu du am. oui mais dafa am loo xam ne nit ñi dañ ko war a delloosiwaat xam ko gis nga Serigne Mountakha Mbacké bi muy door a toog nekk xalif général des Mourides marché boobu la njëkk a jox ndigal sëñ Abdou Latif Jenn sëñ Abdou Latif pour ñu defar marché bi. dañ sëñ Abdou Latif mi yoroon affaire mbale mi. ah Mbacké sëñ Abdou Latif nekk Sam. mi nekk Sam moom la marché boobu la Serigne Mountakha jëkk a joxe pour ñu defar kon nga xam ne marché boobu mooy marché bi loxoom njëkk a dugg ci bi mu nekkee xalif général des Mourides te marché boobu it jamono bi Serigne Saliou di dund moom moo teg si woon xeer wi kon nga xam ne jumaa ja ne ca boori marché ba sëñ Mountakha Mbacké moo teg si woon xeer wa sëñ Mountakha dafa am lu ko boole ak Ngiraaneen dolli ci Ngiraaneen suuf soosu suufu sëñ Abdou Lahad Mbacké la kon war nañu mën a bàyyi xel Ngiraaneen. mais lan mooy le problème du marché fan la bloqué parce que gis nañu ni daal mbir yi mi ngi jóg fondement yi ñi ngi commencé yëkkati mais duñu peinture duñu àggale.
kenn xamut lan la ñun gëstu nañ ci promoteur bi nag comme ñun ci moom lañ am accès laaj nañ ko ci ay yoon mu ni moom pare na pour àggali te dama jàpp ni marché Ocass sëriñ Abdou Lahad Mbacké mu baax mi sëriñ Abdou Diouf a ko ci jàppale woon ñu tabax ko marché Jannatul Maxwa bi fi sëriñ Saliou Mbacké di nekk président Abdoulaye Wade da ko jàppale woon ñu tabax ko kon damaa jàpp ni war nañ mën a jàppale sëñ Mountakha ñu tabax marché Ngiraneen au moins pour assurer sécurité population ndax ñaata meurtre nga dégg ci côté yooyu. ñaata meurtre. bëgg démb rek maa ngi lay wax léegi rek nii li fa am rek xale yi taxawal foofu. mu ngoog alors. heureusement nag ñu am la chance d'avoir un commissaire très dégourdi avec des éléments très engagés muy le commissaire Thioban ak le commissaire divisionnaire Bassirou Sarr souvent dañu fay ñëw def descente def patrouille même les vendredis bu leen leeree ne xale yi demuñu fenn da nga leen fay gis ñuy patrouiller en civil ñoom sax xëy na ñoo ñu xaw a dimbali jamono yi ci biir couvre-feu bi rek def nañ fa liggéey bu am solo ba démanteler fa ay réseau loolu moo ñu xettali pour ñu mën a nelaw à tête reposée alors comme li nga wax mais dama jàpp ni Touba vidéo bi nga xam ni moom la ba Cheikh Amar def ku ko gis rek sa yaram war na daw mais nag gis nga parents yi nañu jëlaat seeni responsabilité non démissionné ndax boog lenn si ñoom man mënuma comprendre xale boo xam ni danaan diwoy sans baay te it may profité ci occasion bi nag di massawu kilifa goo xam ni li ñuy wax ni buy dina jur xetax dëgg la ndax xale boobu yëkkati kàddu naan sëñ Modou Bara Dolly sëñ Cheikh Bara Dolly Cheikh Abdou Bara Dolly ñooy samay ndijaay di ci tudd sëñ Bara Dolly famille boobu de ku leen xam ni liggéey maanu ni seen baay la ñu nekkee noppi dal gis nga buy dina jër xitax te xale boobu waxit waajuram wu jigéen day aji Mbàkke ku ko xam laa dafa bari kersa ba bu doon romb du la xool ku mel noonu nag bu doomam mele ne du ko neex mais gis nga parents yi ñooy démissionné am na ci wet goo xam ni moom maanaam dama naan góor ñi la ndax mënoo takk ñeenti jabar wala juróom ku ne di jur bis bu set nga di leen tegal boolu dëxin dem 28 ca dibiteri yi reer ba rek jiital sab koll ñëw jaaxaan ci kër gi doo laaj diwa ngi fi ma sàmbaa ngi fi ma dembaa ngi fi gone gu la ci nar a sonal sax nga naan ko danaa la yóbbu daara doo ni ko mukk danaa la dugal école mais daara mel ni daara moom fa la ñu yóbbu ñu bon ñi alors que daara doon loo xam ni tey ji bi ñu koy sanc pour defare la kon góor ñi ci boppam ñoo war a toogaat convoqué waat seeni responsabilité ci seen biir njaboot toog fi naan ay ku bon sa ndeyee ko liggéey kenn liggéey dara yow ku góor ki dajale doomi jàmbur yi di jur rek te ma loo leen yor yaa ko liggéey nañu dimbali sëriñ bi ci dëkk bii taluñu lu dem wuti dërëm bu ñëwee comme li ma wax jox seen waa kër yi ay dëxinu keccax ay ceebi ñebee guddi ñuy constipé yow nga dem ca dibiteri ba ca 28 jënd sa 10 000 yàpp naan sab coca soo ñëwee jaaxaan sab koll sa biir kër doo lijjanti dara bët setee déparaat nga encore wuti marché ba taloo sax yar sa doom mais yow lu dal gis nga nee ñu def papay xale bee nekk mbuur tëj ko 2 ans noonu la ñu war a xoolaat xale yi nga xam ne ñoo ne ci ñu convoqué seeni parents. parfois ñu sikki borom daara yi alors que li ñu yor attan ñu ko des. mais dañuy joxe seen doom ba pare du ñu dimbali sax borom daara ji mais borom daara ji fan la jëm yow nga jël plus de 100 booy nekk ci daara benn sëriñ doo juum mukk ba jaar fa jox leen kilo suukar doo juum mukk ba ni borom boulangerie bi yóbbul ma ca daara ja fukki kilo yu mburu yow daal lenn ngay xinte ñu ab sëriñ digal la sarax parce que yaa ngi yóotu loo mënta jot wala yaa ngi bëgg a dóor say affaire nga dem ni wool ma donga ya ca daara ji ñëw lekkal la sab laax loolu daal nga warloo ak daara ji mais quand même nit ñi aussi nañ dellu seen xel te xam ne gis nga alal ji ngay wut lu mu bari boo ci amee kër genn kër lay doon boo ci amee ay kër ci genn kër ngay fanaan boo ci fanaanee ci kër gi ci benn néeg ngay fanaan néeg ba ci benn lal ngay fanaan te genn wet ngay tëdde boo tëradiwul boo tëradee nag bëri ay affaire bëri dugg ci guddi gi wet gu ne di nga fa biij dafa am yoo xam ni nañ ko delloosiwaat tegaat ko ci taabal ji nañu dimbali Serigne Touba ci dëkkam bii nañu yar suñuy doom dañ naan état tey jii xale yi li ñu def nii mais dafa graw mais aussi le conseil local de la jeunesse tey jii am na liggéey bu am solo nag. est-ce que ñoom xam nañu seen mission. mais damaa jàpp ne ku dem ba lu toll ni conseil communal de la jeunesse wala conseil départemental de la jeunesse. ñu koy xëccoo nga taxaw ni man nga ko. waaw Pape Niass laay interpellé tey jii am na liggéey ndax war na mën a convoquer l'inspecteur de la jeunesse de Mbacké ñu dem toog xool nan la ñuy mën a créer ay waxtaan tey jii yàpp xoolal gis nga liggéey bi am na fii ci dëkk bi man bi may ñëw maa ngi romb ay jigéen ñoo xam ne ay jàmbaari jigéen ñu ne ci feeraay bi buñ ko jëlee dem jaaye ji ko
côté tali bu bees mais tey bu ñu waxtaanoon organisé wu wut ay usine chaudronnerie indi ko fii ci yoonu Touba bi mais ñëpp mën nañ fay liggéey. mooy li sëriñ bu wax rek visionnaire nag. quand même nee na foog ñu indi ay industrie mais Touba ay industrie am na zone industrielle bu ñu doon bëgg a tabax fii ci yoonu autoroute Ila Touba bi mais lan moo ko freiné il faut que ñu convoquer ay assises ci secteur yëpp pour Touba nañu convoquer ay assises ci secteur yëpp nag secteur de l'eau de l'électricité de l'éducation mais également sur de l'emploi. Aussi il y a quelque chose qui manque à Touba si ñi ma ko sañee wax mooy commerçant yi xëy na ñi lenn si ñoom responsabilité sociale des entreprises RSE boobu dafa des da ngay liggéey di am say bénéfice te doo investir ci nga dëkk. ñoom xam nga lu ñu xam ñoom dañuy dundee dëkk bi daf ci bari ñoo xam ne daf ci bari mais am na ci ñoo xam ne nag ay jàmbaar lañ man xam naa ci ay commerçant yu mag yoo xam ne ñu ngi yëngu ci gerte gi ak di yëngu ci commerce sax ci dëkk bi ay jàmbaar lañ ndax am nañu vision te it am nañu yéene ndax ñu ngi dimbalee ci dëkk bi ndax ñett dem créer seen entreprise di jël xale yi ñii di xolli gerte ñii di sol ci saaku yi ñii di dugal ci oto yi ñii di jaay yi mais ñooñu ay jàmbaar lañ damay bañ a citer kuréel ñëpp jàpp ni kii la mais am na ci kuréel yoo xam ne ñu ngi fii am na ñu ma fréquenté tey ji ku mel ni Raziat bu ñu leen jàppale loon gën leen a dooleel ku ci mel ni ñoom Fallou Diop Galas Diop mais indi nga sax benn question bu am solo ndax ñoom barki dem danoo yëkkati ci kàddu nii mënatuñu jaay dara ndax dama bëgg a tudd sax benn nationalité waaye commerçant wu asiatique yi xëy na continent boobu kenn moomu ko ñoo ñëw fii état bi nii lii ngeen war jaayee ñoom nu ñëw indi lu ko yokk gars yi dem wutal leen gerte fi ñu doon ni amatul opérateurs yi sonn nañu ñoom it ils sont pas protégés. waaw mais xam nga loolu yëpp it rek mu ngi aju ci kenn ku ci nekk yow sa fibre patriotique. fibre patriotique dafa am solo ci doomu aadama man bu nekkente ni damay bay sama réew. war a jaay sama réew gis ab jàmbur jaay ko kooku sa engagement personnel la yaa ko defal sa bopp mais jàpp naa ni dundal sama réew dafa gën dundal réewum jàmbur mais ñii nga xam ni daal man gis naa ne ñu ngi liggéey. muy waa Raziat yi ñoom Fallou Diop seen kuréel gi xaw ma ba ci ACIS ñi nekk marché Ocass. ACIS oui. maa ngi leen di suivre ak Touba ca kanam. ACIS dañ fa taxawee sax amaguñu 1 an mais imaginez ñaan ñu yàlla sax jëye di am mais organisation ak professionnalisme bi nit amal si bi lakk bi amee maanaam képp ku ñëw si ñoom ngay jaar am nañu seen siège organisé wu fexe nañu ba autorité bi tey dafa répertorier ñëpp ñu doon par exemple 500 ou 600 sinistrés fexe nañu ba xam ku nekk ñaata nga lakkle tey jii ñoo nekk si diggante boobu noonu lu mësul am mën naa wax ni marché Ocass ACIS c'est des jeunes yoo xamante ni Pape Ndiaye sa booba ba si Fallou Galas Xuma dañ leen war a encourager. waaw xam nga loolu moo lay xamal ni doomu daara yàgg naa jëf lu rëy Pape Ndiaye moom nga wax doomu daara la Serigne Boub mi nga fi léegi doomu daara la kon xale yii nga xam ne tey jii ñoo nekk nii nar a yàqu ay doomi daara lañ mën nañ leen récupérer waat téye leen bañ a bàyyi ba mu ëpp ndax ñi gis nga xale yi ma gis nii ñu wax ci vidéo bi pépinière la de te pépinière day màgg kon war nañ ci jël ay matuwaay mais ñii nga xam nag ñoom ñoo organisé wu na leen état gën a bàyyi xel waxtaan ak ñoom sensibiliser leen fexe ba ñoom ñi nga xam ne au moins am nañu expérience su investir ci dëkk bi pour njariñu réew mi ñu absorber emploi bi ñoom ñu jàppale leen. Touba sa kanam yaa ngi koy tudd sànq. seen vision aussi tamit ñun war a encourager ay jàmbaar lañ citoyenneté bi nu soulever. tey ji ku nekk yaa ngi bëgg mel na ñoom ay Mariana sa kanam ay Kër Bayla sa kanam. Ngiraaneen sa kanam. Voilà. alors loolu yëpp it dañu ñëw en appoint rek gis nga dëkk buy màgg toujours noonu lay demee kuréel yi mën nañoo bari mais it nañu féliciter bu baax nag l'engagement de la mairie aux côtés des populations c'est vrai que du neex nag ndax saa boo féliciter mairie bi dina am ñu mer dana am ñu bëgg. ñun da ngay dóor. waaw mais alors que man nekkuma ci loolu. waaw parce que li ma gëm mooy. saa bu ma waree wax ak nit ki loo xam ne luy amal njariñ côté ba ma dëkk ndax lan lañ wax na ku nekk chacun gère son secteur et secteur yëpp baax tey man bu ma dëkkee Ngiraaneen gis ne manqué naa courant manqué naa ndox ma daw wax leen ko ñu indil ma ko fa ka dëkk Kër Baylaat wax ko ñu indil ko mais bu yàggee dëkk bi jag ñun ñooy ambassadeur wala relais yi mairie bi ak population ya fa ne. mais nag bas daj dëpp gi la xalif général des mourides contribution yi muy def macha allah mbas mi lakk bi maanaam dafa am cofeel si askan wi laay wax. waaw mais sëñ Mountakha yow it sëñ Mountakha boo ko xoolee looy njëkk a gis sëñ Mountakha buy dox di ñëw ni bu la xoolee looy njëkk a gis ci moom. mais ree ji ba ñi nitu jàmm la sëñ Mountakha nitu jàmm la te nag dañ ko war a dimbali jàppale ko ci xilaafaam gi ndax dama koy faral di wax
Serigne Saliou Mbacké bi mu fiy nekk xalif général des Mourides yàlla na yàlla yokk leeram taasuñ ci barkeem dafa amoon am sëñ Muntaxa mu nekk ci wetam di ko jàppale. Serigne Alaaji Baara nekkoon fi mu takk ndigg li foq mbaxana mi nekkum sëñ Muntaxa. sëñ Sidi Maxtaar ne fi mu foqaat mbaxana mi nekkum sëñ Muntaxa. waaye ñun murit yi nañu nekk ay sëñ Muntaxa nag pour mën a fay bor bi ñun nañu nekk sëñ Muntaxa pour mën koo fay borom ndax loolu la liggéeyal yoonu murit macha allah Bassirou tey xibaar entretien mi ngi lay jaajëfal si xam-xam bi waxtaan bu yaatu bi ñu daal fu nekk yow nag sunu partenaire da nga fiy faral di ñëw toujours ci waxtaan ak ñun def ay chronique yu am solo di gindi askan wi également xibaar mi ngi lay sant si teewaay bi. alors Babacar nga may ma tuuti rek bala ma tëj kon ma féliciter aussi le ministre du tourisme et des transports aériens ndax li tax ma koy féliciter mooy ku ne gis na ne mbas mi bi mu ñëwee aéroport bi moo njëkkoon a nekk cible ñëpp koo wax mu ne aéroport lañ jaare président Macky Sall jël ay matuwaay mi mat sëkk jaar ko ci moom yaakaar naa ni kenn déggatul woon ci jamono boobu affaire importé yàlla dogal it pandémie bi impacté bu baax ci tourisme bi ndax hôtel yi fonctionné tuñu ña fa doon dundi am ay jafe-jafe yàlla dogal le président Macky Sall ci laabiram ci bàyyi xel askanam dégager ay enveloppe secteur bu ne mu xool ña fa nekk di yëngatu lan lañ mën a jàppale yàlla dogal secteur du tourisme jàpp naa le général François Ndiaye bi mu fa demee ku ne dégg na ni mu ko félicité ci transparence bi nga xam ni am na ci domaine am yàlla dogal it ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci chaîne de valeur bépp dajaloo félicité ko nag de Mbour à Touba parce que tey am na ñoo xam ne ñu ngi fii Touba ay ñoom jabaay nekk ay guide touristique nekk ci jumaa ji ñoom ñëpp ku ci nekk bénéficié wu nga ci appui bi nga xam ni moom la ministère du tourisme et des transports aériens doon defal chaîne de valeur bi nga dem à Mbour les piroguiers ñi nga xam ne ñoo ne ci plage yi di jaay ba ci gerte jaaykatu gerte caaf yi kenn ku nekk ñu appuyer la pour nga mën a am loo démarrer waat say activité pour bañ a impacté wu ku mel noonu bu liggéeyee da nga koy jaajëfal pour ñeneen ñi mën a roy ci moom keroog gis nañ bi ñu koy voté budget à l'Assemblée nationale mais ñoom ñoo mobilisé wu jaar à Mbour ànd ak madame Camara notre chef de service l'inspectrice régionale du tourisme madame Camara ñu dem assemblée ñoom ñoo bëggoon a ñëw pour sargal ko fa wan adduna bi ni ñun ndey secteur bi ñu nekk kii ñu dénk mu ngi ñuy jàppale bu baax mais lépp it dañuy wax ni lëg bu lekkee alom naka gërëme coy lépp président Macky Sall la mais lépp it président Moustapha Niasse bi nga xam ni du juum mukk ci choix nit la parce que bu ko désigné wul woon du mën a liggéey loolu mais bu ko désigné woon it ñu dénkoon ko commerce mu yàqu commerce kenn du ko wóoluwaat pour leneen mais bi ñu ko joxee commerce mu def fay résultat ñu indi tourisme mu def fi li mu fiy def ñu delloosiwaat ko tey chaîne de valeur bi di ko féliciter ak remercier ñu ngi koy encourager di ko wax ni ko na continuer nekk ci wetam waajuram Moustapha Niasse mais nekkaat ci wetam it nekk le président Macky Sall pour l'intérêt de tous les Sénégalais ñu ngi leen di sant di leen gërëm Babacar tey ñaan yàlla jàppale la sa site bi dem ba nekk ay chaîne de télévision mel ni ay CNN mel ni ay BBC yàlla taxawu la ndax gis nañu liggéey bu am solo bi ngay def ci côté social parce que gis nañu ku feebar wala ku sonn xelam dana dem ci site Babacar ngay accompagner population bi en tout cas ministère de la femme wala ministère u Dame Diop ñoom xam nañ koy Babacar ndax li ñuy liggéey lu ci bëri dañ koy gis ci yow mën a dugal seen loxo ci loolu ci volet social ñu ngi lay encourager di la gërëm jërëjëf Babacar kon mbokk yi jox leen daje ba beneen yoon si beneen émission xibaar entretien jaajëf